وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp mbokki Bambey yi fi daje ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñu ngi leen di baal waq di baal ñëpp yàlla ñu yàlla boole baal man de dama lii ma dégg ni moo ñu fi dajale dama defe ni xanaa dañ ko waroon yëgle bu baax te buñ ko yëglee bu baax kenn warul res ko dëkk Bambey te teewul ndax kat lii du yëfi ay dëmbo yëfi faat seen yëfi Bambey la te yëfi Bambey nag waa Bambey gépp war nañ cee participer dama defe daal li yëgle bi yaatuwul xanaa wala xamuñu lu xew lii nag ku nekk am nga ci waar woo xam ne war nga koo béy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni xubbul watani min al iman bëgg sam réew bëgg sa dëkk bokk na ci gëm yàlla nit nag warul sàggane ngëm yàlla kon nag nii ko soxna si waxe léegi nii jàmm la ñuy woote ba mu ñàkk am soo ko def leneen yàlla na yàlla def jàmm yàlla bu xeex am yàlla bu xëccoo bu tar am te itam nag su fekkee dëgg-dëgg rek la li ma dégg fii ak li ko firndeel ci ay këyit werante waratu ci am xanaa comme werante waratu ci am nag ñi ko seqalit nañu raisonnable rek su boobaa xëccoo bi sax du sori waaye nag ñun la ciy sunu cër dëgg la bu ñu teewee fu mel nii lañ ci xam ci lu nekk dëgg war nañ koo wax. indi na sànq benn histoire après dina ñëwaat ci loolu parce que mag ñi dañuy faral di wax ne lu neex du doy waaye nag li ndawal liy bari bari dañ ne xajul ci cin waaye nag dañ daan faral di wax ne la ca baax kenn du ko sànni ndawal xajul ci cin la baax nga sànni ko. yal na yàlla guddal seen fan yéen ñi nga xamante ne nii yéenay autorité Bambey parce que tey yëngalati ngeen Bambey naka ngeen yëngalatee Bambey jëflante ngeen ak waa Bambey Bambey nag dafay doog a jot ñu teel ko suñu bopp naka lañ koy teelee suñu bopp lépp ci ay wax naa ko benn jour ñu organiser fii ci biir làmb ji ma ne ko ay mu ne maa ma ne ko tuub naa ko fukki yoon ak juróom-ñett ma faxas samay nopp waaye tey Baye Baba Gaye mi daan bëri ku ko yeewoon tey indiwaat ko ci làmb ji tàccul leen ma ko bu baax a baax a baax mu am nu mu jëfee am nu mu doxee ànd ak gànna doon rakkam sës ci moom rek te mësu ko rëkk na parce que tey danaa leen wax lu bari li ki nga xamante ni mooy Balla Gaye di wax dafay faral di wax ne xaalisu lamb lañ ma génte mais man nag xaalisu politique lañ ma génte parce que Aïda du mën a yow ak magasin loola lu ndaw tey bu neex de loolu merci mon fils sañ naa wax loolu madame le député monsieur le maire de la commune madame le député à l'Assemblée nationale mbokk yi Ibrahima dafa wax léegi dama ko def un bref rappel historique de l'extension de la commune de Bambey dama ko ne le premier lotissement de Bambey date de 1958 le deuxième lotissement de Bambey date de 1983 85 autant Bambey benn bopp la moo di opposition ak pouvoir ak société civile ak képp kuy doomu Bambey parti boo mën di fàtt tey benn parti nga am muy parti Bambey di lool moo tax tey ñu ànd ak suñu leader suñu xarit di kan di la présidente l'honorable député Soxna Aïda Mbodj ñu ko léegi bàyyi suñu mag bi Aliou Niang waxee man maa nekkoon jaaree fekkee réunion promotion boobu de
bañ ma laajee ni monsieur le maire loo wax man leen lan laay waxati kii jël kàddu mooy avocat Bambey xam na Bambey xam na fuy taal bu guddee xam na fu ngeen toll kooku bu waxee gën naa bëgg Bambey bu wax li mu wax gën naa xam ministre bi xam nañu waxee ministre bi kooku lan laa si wax lu xanaa kon kan am yaakaar surtout que ministre yi taxaw ñu ko lii nga wax dañu ko def délégation bu ñu naay da mën nañ fekk man ak moom am dëkk bi fekk monsieur le maire dafa defoon benn tracé wante yaakaar naa ne tracé ba nga yónnee moom lañu jël wante tey ñu dellu waat suñu indi fi tey moo di woon Sénégal ni Bambey benn bopp la que lii ñuy dox tey lu ñu ñor la dafa nekk loo xam ni dañ ko teg si yoon ci yenn saa daan ma monsieur le maire bi mun ma lépp loo si koy dig su ma mag ji dinaa ko sédd dinaa ko bokk ak moom ndax moom ko jàngal moo jox lu bare. waa tàccu leen ma gànna bu baax waay. kon loolu bu kilifa defee nga digal ko mu topp ndigal la da ngay ne kilifa gu mat loolu mooy defee noonu kilifa gu am humilité kilifa gu bugg Bambey parce que xam na ne Bambey dong moo ko ñor moo tax mu doxale noonu waaye mu woo koo xam ne nag ni nga ko waxee yéen góor yi sabu ku bëggoon dugg si dugg ca woo ay nëmbët kooku voilà ndax mu jaay yomb ca moo nga donc soxlaa yi rek ko woo si loolu xam nga ni effectivement mbut du ko tardeel loolu ba teel tey bi jotaay boo xam ne waa Bambey yëpp na ko bokk ñëw defaan intérêt Bambey si jàmm si salaam mais ni ma ko waxee aussi si fulla ñu mat sëkk incha allah loolu ñu mën a waxtaanee journaliste yi ñëw nañu kilifa diine yi ñëw nañu communicateurs yi ñëw nañu mag yi ñëw nañu ndaw yi ñëw nañu donc ñuy gërëm ñëpp léegi nag nga décorateur yi mu di kilifa yu mag yi monsieur le maire ak madame la présidente ak képp ku la jox kàddu di ko jox kàddu wax ko incha allah rabbi ñu ngi leen di gërëmaat bisimilah. waa tàccu leen doy bu baax a baax a bëgg Bambey sopp Bambey dong ñor ko kon jàpp naa ne suñu nee Bambey woote tey war nañoo mën a gis madame la présidente Aïda Mbodj ci wetu monsieur le maire Gana Mbaye ñuy xàccandoo di dóorandoo ngir lu jëmale Bambey kanam. waa tàccu leen loolu bu baax a baax. daje tey bii dama ne Bambey moo woote bokki Bambey doomi Bambey ñoo fi teew ndax Bambey dañ koo dóor te madame la présidente dafa doon wax naan du ma ne ku la dóor ma dama naan ku la dóor ma dóor ko foofu la ñu toll tey Bambey dañ koo mbéj dañoo bëgg a ànd ak suñu présidente madame Aïssatou Mbodj ànd ak suñu monsieur le maire de la commune de Bambey ñi dóor Bambey ñu wàññeeku dóorul li nga xam ne moom la ñuy wax ci presse bi nag loolu la ñu bëgg ne ñu leeral ko ñu ne ñun dañoo bëgg a xëccoog ñoom seen suuf ñun seen suufu maam la ñu jël waaye dañuy xam ne ci yoon dañu ne gétt boo koy sàmm ci àll ba tool ñëw tool dafay toxu gétt dafay toxu tool taxaw waaye booy bay ba mu yàgg dëkkuwaay ñëw tool dafay toxu dëkkuwaay ñëw kon tey fii la ñu toll doomu Bambey yaa ngi ci kër yi di dajaloo kër goo gis fekk fa bu fukki borom kër wala juróom-ñetti borom kër wala juróom-ñaari borom kër kenn ku ci nekk tey jii war yor sa soxna yor sa njaboot. madame la présidente Aïssatou Mbodj di profiter ci occasion di ko rendre un très grand hommage parce que comme li ñu wax rek ak lan bu ëpp mooy matière alom da ko gërëm tey minime soit tel daf participer na suñu formation politique donc ñu koy sant di ko rendre un très grand hommage. bu loolu weesoo ñu nuyu monsieur le maire de la commune Gana Mbaye ak su ma limee sar may juum ak ñëpp ñi fi teew ñëpp vraiment ñu ngi leen di sargal di leen nuyu di leen sant di leen gërëm bu loolu weesoo dafa am loo xamante ni rek tey je pense que ni muy madame la présidente Aïssatou Mbodj ak Gana Mbaye peut-être seen dañoo xër ci Bambey rek moo tax tey ñu teew fii nii mais je pense que le combat là devait être porté par la jeunesse de Bambey parce que ku nekk jeunesse muy fer de lance ab dëkk kon donc tey bu ñëwee di ñu agressé je pense que ne ñun dañuy wax mag ñi ñu dem ci ginnaaw ñun xale ñu jàkkaarloog ñi ñu agressé. peut-être dafa nekk rek dañoo nekk ci dans un pays dans un état de droit muy lépp loo gis rek nit du fajal boppam am na lu fu nekk fu ñu war a jaar pour faj lépp lu ñu la mën def peut-être boo gisee tey bi ak tekk bii nii peut-être loolu moo tax tey mu bañ egsi fii nii état de droit lañ nekk képp lu ko la def dara yoon nee na am na justice moom war a faj mais nit warul fajal boppam mais je pense que ni tey dañu bëgg a wax Bambey wax Sénégal wax le monde entier que ne lépp lu ñu leen jaral ñun jaral nañu ko peut-être ñëw nañ fi di yàq benn yoon ñëw na fi ñaari yoon di yàq mais bu ñu ñëwaat nañ xam ne lépp lu mu leen jaral ñun jaral nañ ko lu suñ départ di ñëw di danañ taxaw xaar leen kon donc ñu ngi ñaan autorités yi ñu jël seen responsabilité parce que tey yaakaar naa ne ñun suñuy autorité def nañ lépp lu ñu waroon def sur le plan juridique am nañ ci ay preuves
que ne xëy ñu xëy suba rek ne dañuy dem def morcellement def jaar nañ ko fa ñu war a jaar ba tey war egsi fii nii kon donc yoon da leen koo may képp ku war a taxaw nag ci anarchie ne da nga koy xañ yaakaar naa ne ñun dinañ takku man ko nga jaar suñ kaw ba pare kon donc ñi ñaan autorité yëpp ñu jël seen responsabilité que ne lii ñu def muy njëriñu Bambey vraiment ñu def ko ci ni ñu ko war a defee kenn duñ ko mën a téye merci bu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci beaucoup yëpp ak li ko wër di jiital nag ci nuyoo boobu suñu président l'honorable député Aïssatou Mbodj di nuyu monsieur le maire de la commune de Bambey di nuyu aussi tous les conseillers bu commune bu Bambey ak aussi toute la population de Bambey di rafetlu tey jataay bi parce que ñi ma devancé wax nañu ko tey ndaje bi amul benn coloration politique tey benn parti moo ñu boole muy Bambey lii mooy wane ne Bambey bu soxlaa ñëpp jóg intérêt commun bu taxawee ñëpp bàyyi seen intérêt individuel loolu defe naa war nañ ko rafetlu kon madame la présidente ñu ngi lay gërëm di la sant surtout bi nga xamee ne monsieur le maire contacté la ne la combat bi war nga cee jàpp war nga cee jóg parce que nag comme ni ñu ko waxee léegi ab taal bu dee tàkk da nga koy taale fu nekk commune yi ñu wër yëpp daal nañu ci kaw Bambey bañ Bambey yokku man dama leen di laaj commune bu toll ni Bambey depuis des années yokku woo nit ñi mën na dëkk ci kaw te tey kër goo gis depuis 10 ans wala 20 ans sawoon benn borom kër léegi juróom wala juróom benn borom kër nga fa ñooñu est-ce que war nañoo génn am fu ñu dëkk yi ñooñu war nañoo génn am fu ñu dëkk yi leneen li ci topp man dama yaakaaroon ne ngoy si yokku dafa war a commencer ci dëkk ba mujj ca ngoy yokku si Bambey mais ngoy mën na tëb ay kilomètres ñëw ba CM Bambey 3 bi dafa yokkoo wuti ngoy loolu mën na nekk Ndangal ma aussi bu yokku defe naa dañu war a commencer à partir du dernier village de Bambey Séeréer yokku si Bambey mais Ndangal ma war dañoo commencer fii ci université Bambey bëgg a yokku wuti Ndangal ma loolu defe naa yenul maanaam donc dañ ne ab dëkk commune village bi mujj ca dëkk ba foofu la commune ba yem soo bëggee yokku nag da ngay def li ñuy wax demande d'extension maanaam ñaan nguur gi pour yokku nguur gi moo leen autorisé pour nga yokku demande bu am na fu mu war a jaar loolu nag la ñu def ñun waa Bambey loolu la mairie Bambey def loolu la Aïssatou Mbodj mi commencé woon depuis 2011 depuis 2009 même plan d'urbanisation sax depuis 2003 la waaw léegi Gana Mbaye ñëw yeggale ko ba ñun suñu kayit lañ yor defe naa keroog bi ñu dajee préfet bi ñuy génnee suñu décret préfet dafa laaj ñii ne leen yéen est-ce que am ngeen kayit bu leen autorisé ngeen def yokk bi ngeen def yokk mais defe naa ñoom génnewuñu kayit Bambey doo nga fa génn kayit commune Bambey doo nga fa génn kayit ndajeeg tubaab nag dañ ay kayit ñun ay kayit yu wóor lañu yor jekku ñoo jekki depuis 2003 bëgg nañu Bambey yokku depuis 2011 bëgg nañu yokku 2015 ba tey 2019 lañu soog a am ren 2019 lañu soog a am kayit gi nga xam ne moo ñu autorisé pour ñu yokku léegi nag defe naa ay si taxawee ne Bambey di yokku loolu defe naa dañuy wax lu leen neex rek mais Bambey incha allahu rabi dina yokku parce que Bambey président de la République du Sénégal muy Macky Sall moo ñu autorisé pour ñu yokk Bambey kon Bambey dina yokku léegi si topp mooy dañ ñoo bëgg a jaxase ak suñu mbokk yi ñu wër maanaam commune yi ñu wër te loolu aussi duñu ko nangu ñun jotuñu dara ak waa Ndangal jotuñu dara ak waa Ngogom jotuñu dara ak waa Caxar jotuñu dara aussi ak waa Ngoy la preuve en est que demande yi nga xam ne tey ñu ngi fii ci commune bi am na ñi nga xam ne dëkk yooyu lañu dëkk te déposé nañu seen demande fii donc jotuñu ñoom dara te incha allahu rabi yàlla mën naa dogal aussi ñu am ci parcelles yi donc ñi nga xam ne ñoo nekk maire ci commune yooyu ñooñu ñoo ba Bambey xam ne suuf si jege Bambey dafa cher ñu dagg ko te dagguñu ko sax pour jaay ko population dëkk ba dañ koo dagg pour jaay ko population Bambey prix yu cher a cher problème boobu nag la ñu am parce que xam ne lotissement bii bu continuer dañu am problème ak ñooñu jaarul suuf si te aussi problème yooyu il faut ñu am ko parce que ñu ne suñu lotissement bi ñu ci dellu gannaaw duñ ci dellu gannaaw parce que war naa am Bambey day màgg dëkk day màgg ab dëkk day màgg
gannaaw duñ ci dellu gannaaw parce que am nañu kayit ya nga xam ne ñoo ñu autorisé pour ñu def ko kon defe naa yéen population bi yéen lañu war a informer ngeen xam ne xeex bi seen xeex la wax nañu ko léegi. maa ñëpp ñu ngi fii ndax mbir mi ñu xëccoo tey dafa nekk mbir moo xamante ni man jàpp naa ni du Bambey rek la soxal parce que tey ku mel ni man bon man naa ni man tey mbir mi kenn du Ndangal ma laa dëkk malgré mais du tee mbir mi sax dama koy jàpp comme sama xeex kon bu waa Ndangal ma day xeex pour bañ ni lii jàll man damay jàpp ni man kat maa ngi dëkk Ndangal ma mais waa Ndangal ma ñi ngay xeex doomu Ndangal ma ci lu ñu yëw loolu noonu moo dal ku dëkk Ngoy parce que am na ku dëkk Ngoy koo xam tey ñu dëkk Ngoy ñoo xam ne tey intéressé wu nañ ci suufu Bambey pour dëkk fii am na aussi ñu dëkk Caxar ñoo xam ne tey intéressé wu nañ pour dëkk ci suufu Bambey am na ñu dëkk Ngogom tey ñoo xam ne aussi intéressé wu nañ pour dëkk aussi ci suufu Bambey kon dama jàpp tey ni lii ñuy xeex tey maanaam nekkul xeex la boo xamante ni li olof Njaay naan jaaxaan ni tuur ndox loolu moo dal Ngogom loolu moo dal Ndangal ma te loolu moo dal Caxar kon jàpp naa ni lii parce que suufa Ndangal ma ñun am na tuuti lu ñu ci xam parce que tey jii ay na mbooj mi tey suuf si nga xamante tey jii moom la ñuy xëccoo tey am na ñoo xamante ni jàpp nañ ko ay noonu ba ilaa yow mi di te dootuñu mën a moom ngir suufa si Ndangal ma sii ci lu ma xam parce que lii ba nga koy xeex moom Malick Gallo Diouf la ñoo àndoon ñoom ñaar di politique mais ba nga xamante ni tey Bambey ay na mbooj xeex na ba jël loola teg ko ci loxo Bambey ñooñu ñëpp dañ ko woon ginnaaw am loo xamante ni yàqal nañ ko te moom Bambey jaral na ko mu continuer ak combat continuer ànd ak waa Bambey kon boobu xeex bon tey nekk na loo xamante ni tey Bambey gépp dañoo war a jóg nekk wenn say mais Ndangal ma gépp aussi dañu war a jóg man parce que man fi may gisee mooy affaire bi intérêt général la ni Ndangal ma di xeexee pour am kër noonu la waa noonu ni waa Bambey di xeexee pour am kër Bambey noonu la waa Ndangal ma di xeexee pour am kër Bambey parce que àdduna léegi moom moo weesu foofu ah réew mi léegi moo xat kër goo dem tey jii ay comme ni ko ñëpp waxee rek lu mat fukki borom kër nga fa yoo xam ne kenn ku ci ne yaa ngi ñaan yàlla ëllëg nga am sa kër kon kër foo ko am baax na. waa Ndangal ma am na ñu jël ci commune bi ndax yéen waa Ndangal ma am ngeen ci. non amuñu ci. lañ jël amuñu ci parce que li ñu jël li dalee croisement Serra. ba keroog ngay egg si université ci doodaan bi. loolu bi ñu ko daggee ñun pare woon nañu am na combat boo xam porté woon nañu ko sax pour xeex ak sunu communauté rurale. parce que dañ ko dagg mais gis benn jeune bu dëkk Ndangal ma gis ci boppam benn jeune bu dëkk Ndangal ma gis ci boppam waa Dakar lañ ko jaay waa Diourbel lañ ko jaay ay ñu dëkk Mbacke ay sëriñ yoo xam mën naa jàpp seen tur ñii ci waa lañu dëkk ñoom la ñu jaay loolu la kon nag loolu moom firnde la bu fekkee nag na maire Ndangal na président commune rurale Ndangal ma defoon noonu la bu ngoy def bu Caar def ko bu keneen def ko kon damaa jàpp ni ñoom la ñuy xeex ci seen poste la jëm mais jëmul ci seenu askan kon nag xeex bi moom vraiment man ci xeex bi laa bokk comme ñëpp daal maa ngi sant ñëpp nag di gërëm madame la présidente soxna jërëjëf nga xool seet na mbir retrouvaille bi encore yàlla jëm kanam Bambey rek moo ñor ñu ñëw tuxu ñu ñëw daw ñu fay bàyyi fenn dama bëggoon honorable ak monsieur le maire nga may ma tuuti ma def un peu de l'historique de la commune de Bambey. La commune de Bambey ñu ko créée en 1906 par un arrêté du gouverneur de l'AR. ñu dem ba 1962 ñu transformé ko en commune de plein exercice lu tax ba xam na temps yooyu mbay moo gënoon dox Sénégal gerte te Bambey giim ci loolu ñëpp fu loolu daw si di ñëw bari woon loolu maison de commerce ay modèle de porom nekkoon fii tubaab bi jël teg bët Bambey bi demee ba nga xam ne en 1985 lotissement Bambey am na waaye temps yooyu yu bëri Bambey soxalu leen di dem en 2000 Bambey nag commence am boom lu ko waral mooy on parle de l'université de Bambey projet la woon yàlla dogal mu ñëw li ko waral mooy on a voulu créer benn village artisanal sur la route Ngoy li ko waral mooy ñu créer beneen nouveau lycée de Bambey fi nga xam ni mooy zone de Caxar kon ce qui fait que Bambey foncier aw gën na am doole rawatina fi mu toll nii nga xam ne encore on parle de Ila Touba am benn bërëteel bu déggee foofu dem ba rejoindre ko kon Bambey a pris son envol. J'aimerais que tout Bambey le chasse ña nga xam ni sont de Bambey nekkuñu à Bambey qu'ils le chassent qu'ils viennent regagner Bambey avant qu'il ne soit trop tard loolu moo yéex bi loolu amee communauté rurale nag moytuñu jàmm parce que en 2009 lorsque madame le maire Aïda Mbodj est venue
on a attaqué le foncier de Bambey lu tax parce que on a eu un décret bu tuddee d'accord le PDU c'est le plan directeur d'urbanisme de la commune de Bambey aux horizons de 2001 loolu mooy Bambey doo am lu fi toogoon di xayma bu nekkee ba 2021 ni la bëgg Bambey toll fi la bëgg mu yem def ay projet yoo xam ni boole ci milieu artisanal dans le projet industriel ku am projet fii ko dugal plan boobu am ko yomb na yow benn cabinet privé bu defal ñu ko waaye yëngu ci ne donc ba présidence de la République ñu wutal ñu décret boobu tey c'est le numéro 405 en 2003 te avant boobu benn décret ñëwaatoon na mu tudd plan d'urbanisme de référence en matière de documents fonciers Bambey au Sénégal gisuma dëkk bu ko gën a avancé ci loolu Bambey est toujours regardant sur ses textes sur ses codes sur ses décrets bi ñu demee Bambey PDU bi loolu rek doyoon na pour ñu mën a xëccoo pour ñu mën a def suñu lotissement fu ñu ko neexee waaye doolu demul danoon dem encore ñu ngi waaye c'est comme loolu la dañu boole amaat beneen décret d'extension des limites territoriales de la commune de Bambey décret boobu ñu ngi ko am en 2011 lorsque Madame le maire était ministre c'est le décret 2011-1991 du 16 décembre 2011 waaye malgré tous ces documents malgré tous ces décrets les communes rurales wala les communes rurales d'alors ba léegi teg bët Bambey ñoo di fi amee ma damaa yaakaar nag danoo xool wala danoo ànd ñi nga xam ne da leen di jàngal boo jëlee Ngoy ñu ba taatu Bambey di fi commencé investissement lu tax bëgg a xoj Bambey bu bay avancé man damaa jaaxle ñoom ñeneen Bambey bi nga yegg ci tribunal moo ne day on parle de CM Bambey 2 bu tax waxuñu CM Bambey de Ngoy ci ginnaaw bu ñu CM Bambey de Ngoy mu sam ñu ni dee ñuy xëccoo ñu nangam ma université mas nga dégg université nangam ma sa am te or dans le décret de 2003 du PDU l'extension dem na ba jusqu'à au couronnement général décret boobu nag avant ñu koy am dañ leen ci lu ne maanaam le maire Aïda Mbodj ñoo fa dem ci ministère ànd ak Ibrahima Fall di ko dox ba ñu am ko waa Bambey xam nañ ci dajoon parce que combat bi ci ñun ñëpp la nekkoon léegi nag jot na nag Bambey jot combat bi donc ko seen bopp ndax ñu fa mënoon a yem yemoon fa en tant qu'administration li des nag combat politique combat de citoyenneté et de l'amour de sa patrie kenn gënuñu koo bëgg damay na xamal ne Bambey fi toll ni kër yi xat na xale yi bëgg nañu kër lotissement bi may def nii li ñuy def nii actuellement bu ko mën monsieur le maire commencé il y a 15 jours on a 5000 demandes de parcelles fu ne fu ñu jëm or on n'a pas 3000 parcelles actuellement on a 5000 demandes te pare guñu on n'a pas ça waaye bu ñu xañee nii fu ñu jëm suñu xale yi ndaw yi borom kër yi ndaw yi fu ñu jëm ak fu ñu dëkk ñu li war a def def nañ ko li des nag combat bi Bambey waa bu ne war na cee jóg bala maa bëgg a dee waa Caxaar dañuy wax naan respecté wuñu texte yi waaye moom le maire de Caxaar ñëw ba taatu Bambey dafa natt nee na waa Kayeen ma dagg leen jox leen ana waa Kayeen yu ci am ba jox nañ ko kayit ba ñuy dem ñëw ba Kër Sakkour ne ñoo ko moom Kër Sakkour gii ne Kayeen ne Caxaar bokk waaye Caxaar su bëggee na tëb caacaw ñëw ba taatu Bambey dafay natt loolu du doon taxi yi nee nañu communauté rurale wala commune rurale fi ñu yem ñoom mooy le dernier village waa dernier village bu Caxaar fan la lu caacaw waaw lu ko tere ñoom foofu waaye cëb caacaw ñëw ba lii sa Bambey bees ba ca biir Kayeen na moo ko moom waa Bambey waaye ànd ci ñoom man na li ma xarit ma la maire ak monsieur le maire Bambey waaye yi dëgg loolu ñoo ma jaaxal parce que aussi yéen yi ful ak koy matali juróo Kayeen yaroo Kayeen magga Kayeen maire Caxaar jub na la may Kayeen nga nanga am ceeg moom ma ngeen dégg loolu yéen juddoo waaw gàddu nañ yéen dàq leen. yaa dàq leen waaw. waa Kayeen. boo xam ne dañuy jël donc loolu lépp question de patriotisme la ñuy de nangal ma ñëw ba foofu ba taatu am bi da ko dagg. te or lotissement nangal bi mu defoon suñu en face des routes nationales li mu dagg yëpp amul benn nangal moo am bu dëkk daal boo tabax kër waa Bambey jënd yëpp wala yeneen na ko jaay amul kenn ku dëkk nangal ko tabax kër.